la ma wax. bàyyi na la wax. ban jugeen dem mu ne ma bàyyi na. daa bàyyi. loolu la ma wax de. waa nañ joxal. maa ngi lay delloo ziar. Abdoulaye Diop micro bi yow da nga koy tëj ba nga xam ne dañuy jox lettre directeur yi ne ban accepté waat nañ ko. kii ban réhabilité dans ses droits. réhabilité dans ses droits. loolu la wax de fekk naa ko fee muy monté. ma dégg benn xale bu jigéen mu naan xaw ma kan moo ne ko da ngaa fooyee sa bopp ba ëmb. ma ne ko ban bàyyi lii te nga jug ñu dem xalaas yi mu ne ma bàyyi naa. dafa bàyyi xalaas bi. wala daa bàyyi lee wala xalaas. bàyyi naa yaa ngi ma indi ay problème lee la bàyyi wala xalaas bi la bàyyi. en tout cas bàyyi na daal. maa ngi lay nuyu bu baax Aba. maa ngi lay fay Ndiaye. maa ngi nuyu waa Sénégal di am mbégte di ànd ak ñoom semaine bi yëpp ci xalaas incha allah di suñu journal fait divers bi nga xam ne dañoo dem ba ñun moomatuñ ko. dañoo dem ba ñun moomatuñ ko. wallaay dëgg la ndax sénégalais yeeg fi ñu ko teg. wallaay dëgg la na loolu sax saa su nekk ñu ci dégg lu leen di jariñ. miin yaa rabbi. boo paree rek ma doxal sama wala. ayca ñu baan Alaaji Baan ñu ngi lay ziar bu baax di la jaajëfal di nuyu waa kër gi waa Pireg ñëpp ñu ngi leen nuyu waa Pireg ñu lay nuyu mooy fa ñambi ji ñore bay buuj tarkal nga xam ne ku am xam-xam ci réew mi Pire nga jàngee ku baax ci réew mi Pire nga dëkk mbala fa nga jàngee donc Baan ñu ngi lay nuyu di la bàyyi ak auditeurs yi nga nuyoonteeg ñoom. non nuyoo bi des na. Baan ñu ngi lay ziar chéri Marie Baan Baan baaxkat bi nga xam ne ku baax bëgg la. ku bëgg lu baax bëgg la. yow nga xam ni heure boo xëyee waaw ak bëgg kii nag Cheikh Bass Abdou Khadir rek la bëgg moom la yaakaar. Baan ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sama waaj. yow xam nga caabi ji yow. yow xam nga caabi ji. Baan caabi ji daa gudd. non caabi ji ndooy Baan mu Pire sañu xóor fa ñaam jay ñore bay puuj. moom Serigne Bass Abdou Khadir taalib Cheikh Bassirou Abdoul Khadir. chéri Marie Baan waaw. loolu la yàlla dogal. ayca auditeur yaa ngi lay déglu. waaw yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi. na ñëpp am jàmm. am sutura. yàlla nañu yàlla musal te musal ñu ci lu baax. waaw nañu yàlla musal ñëpp lu baax. waaw te muccal ñu ci musiba ak balaa. ci bët bu ñaaw ak làmmañ bu ñaaw. ak feebar yi nga xam ñu ngi koy dégg ci àdduna bi yàlla na ci yàlla muccal doomi réew mi. far ci àdduna yàlla bu mu amati. waaw muccal ci képp koo xam da ngay sénégalais bu ne ci réew mi ak sénégalais bu ne bitim réew. africain bu ne ci sa réew waa africain bu nekk fële. waaw muccal ci bépp doomu aadama. amiin yaa rabbi waaw amiin Baan. yàlla suturaal ñun ñëpp. xalaas bi njëkk nga ni Baan lu mu wax. Njaay. démb de xaw nañoo rey Barcelone. bërki démb it xaw nañoo rey Liverpool. waaw xaw na démb moo waa gaañu na moom. fan yee ñu génn. waaw kay moom. non booy bi moom ñu ngi koy ñaanal jàmm. émission bi yëpp wax dëgg yàlla waa Barcelone laa ko bëgg a may. seen xol neexul. te dama bëgg seen xol parce que àdduna amul benn solo. ci sama lépp may naa ko Ismaïla Sarr. championnat Sénégal fu mu toll. xam nga kii ñu ngi démb xaw ma bërki démb ca 12e journée bi maa ngi koy suivre de près. film yi ku jiitu. fi ñu toll nii bu ma juumul Tëngéej FC. bu ma juumul ñoo Dakar Sacré-Cœur nu mu def. Dakar Sacré-Cœur je pense moo ci topp. waaw. d'accord moo ci topp wala mu toppaat ci en tout cas daal intéressé ngay xool. waaw fi ñu xool Ismaïla Sarr a ngi noonu. Ndiaye sa waa jaa ngi noonu Ndiaye. Ban Ndiaye sa waa jaa ngi noonu. nañ doxantu te fële. hôpitalu Joal ba. loxoy hôpitalu Joal ba. moom Saint-Louis la dëkk di Ismaïla Sarr. waaw. Ndar la dëkk. waaw doo wax ci Ismaïla Sarr yow. non Ismaïla Sarr kay damaa kontaan ci moom. waaw Ismaïla Sarr kay sa waay équipe bu mu nee la war a jógee. na jógee équipe bi mu nekk dem ci ay Chelsea ak ay Cité ak yooyu foofu la war a dem. te bii yi muy dugal. foofu la bii yooyu. fa la xaj ñooñu la ay bii ñooñu la. fu ñu jëm nga ni. Njaay. Ban. Caajaay. benn femme moo fa am ñeenti doom. biir këram la amee benn bi. ñu yóbbu ko hôpital bu Caajaay mujj rawale ko fële ca dëkk ba Joal. sage-femme yu Joal yaa ngi Caajaay ya liggéey ci liggéey bu am solo. ba ndaw si am ñeenti doomam. mais bu njëkk bi ci kër ga la mujj. waaw ci waxi sage-femme bi. ñu yóbbu ko mu am ñeenti doomam te kenn césarienne wu ko mais ay femme la boo xam ne moo jëkkër ji daal dañoo néew doole. mais ñeenti doom lañ am yoo xam ni daal mbir mi kii lu kéemaane la lu yéeme. déglul sage-femme bi dina wax ndaw si dina wax ak borom këram. déglul ni mu dem. maa ngi tudd Yacine Sall. maay coordinatrice SR bu district sanitaire bu Joal. waa Caajaay ñooñu oo ci suba. amoon ay quadruplé maanaam as ndaw suusin am ñeenti bakkan macha allah ñu indil ñu ko comme Caajaay
amuñ couveuse te xale yi dañu tuuti ñu indi ko ci suñu unité néonatale bi nekk pédiatrie pour ñu jël leen en charge wax dëgg yàlla boobu léegi def nañ suñ kéemtulaay kàttan li ñu war yëpp si prise en charge ñu ngi koy def xale yi ñu ngi si jàmm vraiment elles sont bien importantes parce que ay jigéen la ñeenti jigéen macha allah la indi donc ñu ñëwoon tey pour indi leen xibaar bi ndax xibaaru mbégte la fi ñuy commencé mooy ñu ñaan yàlla ñeenti ban kii yàlla indi teg ko si suñu loxo yal na leen yàlla sàmm yàlla may leen wér ba ñu judd ba fekk ba ñu màgg ba fekkee seenu njëriñu waajur yëpp ñu taxaw leen donc si loolu moo taxoon ñu ñëw tey ñu jokkoo ak yéen ndax xam nañ ne la nekk Europe du fii parce que bu fekkoon Europe la ba xale yi ëmbee seen yaay ëmbee ba léegi dañ leen di jël en charge boobu gannaaw bu ñu imbee ba ñuy màgg ba yooyu yëpp day am taxaw mais fii nag comme système bi du ma ne amul mais dañu bëggoon rek képp koo xam ne rek am nga yéene am nga xol bu rafet yàlla mën na ko mais donte sax amuloo ko loo mënti am bu dee dërëm la bu dee ñaar dërëm la nga indi ñu taxaw ñu jàppale kii nii seen yaay elle est jeune 26 ans la am te loxoom jotul ginnaawam papay xale yi ñoom tamit seen loxo jotul seen ginnaaw lu ñu am akus néew ñu ngi leen di def di leen jàppale pour ñu au moins di ñu am gum séjour bi muy ordonnance wala muy meew ñu ngi ciy taxaw pour jàppale leen lu waay am lu waay mën ngeen jàppale leen léegi nag yaay xale baa ngi nii moom tamit dund na macha allah ak bakkanam dara jotu ko. Mbayang Caam la tudd. Mbayang Caam. maa borom Cheikh yi ñu ngi ci jàmm bu baax a baax a baax. ci jàmm bu baax ñu ngi dund bu baax a baax a baax. man maa ngi sant yàlla. sama jëkkër gi ne toog. Saliou Caam la tudd. amul césarienne xale yëpp dañoo judd par voie basse maanaam dañuy J1 bi à domicile la juddoo léegi J ñeneen ñetti doom yi ci lañ profité indi leen hôpital ñu muccee hôpital. maa ngi sant bu baax di sant suñ borom di sant tamit yéen sages-femmes yu baax a baax taxawoon nañ ko war a taxawee. ko dégg moom xam ne lii moom kéemaan la. duñ ci def lu dul sant bu baax a baax a baax. kéemtaan bi nga xam ne daal suñ borom def na ko. lépp loo xam ne maam mën nga ko ci. nga jàpp ci te yàlla ak Sëriñ Tuubaa tax. nekkul ne amuñu moo tax ñuy tàllal loxo. ndax li Wolof di wax yàlla ku mu wàccee rek am na lum tëral si yow ak lum namm si yow dañuy wax ne gémmiñ bu yàlla xar rek am na lum ci def waaye nag dafa nekk ne jamono ji dafa doy waar métti na comme niñ ko waxee ñeenti doom macha allah nga bëgg leen jël en charge dafay xaw a métti waaye mën a am rek nga sànni si. waa Caajaay la commencé parce que bañ ci jotee ñoom tamit wax dëgg yàlla def nañ seen kéemtalaay kàttan sonn taxawu nañ leen ba xale yi mucc ak jàmm. comme ni ma ko waxee rek si njëlbéen nga ñoom ñu ngi dëkk Njagañaaw lañ jógee ñu yóbbu leen Caajaay parce que Caajaay mooy seen district de référence. xale yi ñu nga fële ca Joal xam naa ni fële leen dëkk boo ci Caajaay. ñeenti gone lañ daal njaay waaw ku leen bëgg a jàppale daal na nga dem foofee ca hôpitalu Joal ba. fa lañ nekk sage-femme yi ñu ngi leen di toppatoo. ñuy félicité sage-femme yooyu nekk Caajaay ak sage-femme Joal yooyu ndaxte. ay jàmbaar la su ma amoon baat ci réew mi. xaw ma nag président Macky Sall tey bu koy def fu mu ko doon jaare ba ci même kuréel googu première dame bu Sénégal yor. dañu war a def noo xamante ne ji. bépp hôpital bu nekk ci réew mi. ku fa accoucher ay. seex non pas seex sax maanaam ñeenti doom loolu mu exploit la gën bu weesoo. bu weesoo maanaam kiiraama sunu borom. wasindanoo ñeenti doom yàlla teg ci ñoom loxo ba ñu mucc. loolu moom kiiraama yàlla la. après nag kiiwu sage-femme yi soog a ñëw seenu xerañ. macha allah. mais tey ni ñu waroon def mooy xaw ma solidarité nationale la xaw ma fu mu mënti doon mais képp koo xam ne loolu dal na la. hôpital bu mu mënti doon. ñu am luñ lay gunge. loo xamante ne ji dañ koy natt tekk. waxuma nag mu doon ay 100.000 ak 200.000 nga xamante ne ji boo ca. day jeex boo ca ruwee sax mu jeex. déedéet xam ne da nga naan 5 millions yii.
dañ koy baaxee bépp hôpital da nga koy def ngir ndimbal. li ñuy def nii ay 31 décembre ñu naan xaw ma lan. bébé de l'année ban njariñ la am. mais nag Ndiaye dama lay wax la benn affaire. dañ ko dul wax. mais man day du lépp lañ mën a wax ci rajo. mais loolu. c'est-à-dire gone ak juddam. dee su ko siiwal comme ni ñu koy def. dem toog ca télé ba ànd ak télé ba jonkoru nit ñi xale bi juddu nga koy wane. kooku bu guddee fan ci yàlla la. li ñuy def ay affaire bébé de l'année nii. nit da ngay évoluer. yii ñoo ëpp njëriñ. 4 bébé. képp koo xamante ne ji maanaam ci hôpital nga nekk nga réewle jigéen mu indi 4 doom. te kenn faatuwul. voilà nga am ñoo jokkool ñooña am nuñ la jàppalee mën la koo gunge. loolu moo am importance. dañu war a décorer ndeyam décorer baayam décorer sage-femme baag décorer bébé ya. c'est que lu mën a xew mooy lii. parce que sage-femme yi ay jàmbaar lañ tamit. c'est que lu mën a xew mooy lii. waaw dafa war a nekk lu fës parce que rarement lay am. li exception la ci wàllum am doom li exception la ci donc te day leen ak moyen yu papa jeeg yaay ji mën a am. 4 doom du lu yomb. donc ministre bi nga xam ne mooy yor wàllu santé de la femme ndey. waaw ak ki yor femme ak enfance ak yëpp nañu ci jàpp. nañ ci jàpp li moom ñëpp dañ ci war a jàpp. ak képp koo xam ne am nga parce que ay bébé yi defe naa ñoom ñeent. su ma jiite woon fondation Servir le Sénégal. li may liggéey. dinaa ci boole lii. waaw. premier ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr. da nga koy moom tamit lii Abdoulaye Diouf Sarr am na lu ko doy sëkk soxla. mais tamit lii tamit war na ci jàpp. lii dafa am lu ko soxla. am nga par exemple Omar yu moo dëkk ndëkki ba. déedéet man waxuma lay ministre dama ne la nañ ko instituer. nga xamante ne dañuy wax par exemple ni ñu def bébé de l'année. les gens en ont fait benn affaire boo xamante ne dafa def ba mel ne tradition. ñu def lii képp koo xam ne sage femme nga réewle nit mu indi 4 doom. jokkol ak ñi nga war a jokkol. ñu ñëw jàppale ko. loolu dafay. non ministère de la famille moom suñ ko yëgee xam naa dinañ ci dugal seen loxo. am na solo Servir le Sénégal suñ ko yëgee dinañ ci dugal seen loxo. ak képp koo xam da ngay bonne volonté. te am ay yére yu bébé parce que il paraît 4 jigéen la. déjà. 4 jigéen la déjà. waaw meew ma dina. déjà loolu rek. waaw dina soxla meew borom xam-xam la mais loolu rek ab takk la. wala yii 4 jigéen kay. xam nga yaay ji mun leen a nàmpalandoo meew war naa bari yére war naa bari lekk nga war naa bari. kon bokk képp koo xam ne daal bëgg nga ko leen a jàppale Passepartout ngeeg numéro bi 150 17 17 dina la jokkaleeg ñooñee. su ko defee bu ngeen di woo Passepartout nag nee leen leeral. waaw seex ya nekk caajaay. waaw ya nekk caajaay boo ko joxee xaalis ne ko maa ko def ci seex yi. ci seex ay seexam la ko ci seexam am na ay seex. maa ko def ci seex yi ca caajaay. kay waay quadruple yi nga xam ne ñoo nekk man daal sooy code bi loolu la. maa ko jàppale seex ya ca caajaay. Njaay affaire yi 77 man daal affaire yi léegi dama ciy génn de. ëpp naa def nañ jokkoo Passepartout rek Passepartout yeggale ko foofa man film nii Njaay affaire yi moom ndimbalante yi moom film nii moom. da ngay rey ba kii dañ ko war a dimbali wala moo ñu war a dimbali. démissionné naa. baan kii la lay tux. Njaay kii day tux. muy tux déglu li muy tux. sama seul problème mooy que damaa nekk jigéen boo xamante ne damay tux may tux sama papa dafa am famille ak Guinée foofu lay dund sama yaay dafa gaañu sama maam laa nekkaloon moom moo ma yar ba mu amee 11 ans ci la gaañu après ma nekk ci sama bàjjan laa nekkal. macha allah moom man ak doomam yëpp la yemale mais dama jékki saa gis famille bi ñu ngi may marginaliser parce que benn seule erreur boo xamante ne man je suis en train de fumer damay tox te du ma utiliser trop du ma def dara lu bon du drogue du dara lu may utiliser du ma naan musuma xam sàngara nu mel mais sama benn loo xamante ne rek dama ci accro mooy tabac parce que je fume tout le temps. Une fois que ma wéet rek sama réflexion si leen lay def su ma amee problème je me confie sur ça cigarette laay di ko tox comme pas possible te instant yi li ma gën a bëgg sama àdduna mooy bàyyi ko j'ai un copain boo xamante ne daf ma ci jàppale man buñ toogee su ma ko nee damay tox day nangu cigarette et tout mais day jékki saa gis ni dama ko si mere day obligé jënd ko jox ma ko te man loolu ça me gêne man xam naa ni que loolu dina mës a yàq sama àdduna après ba tey ça commence parce que des fois damay yéeg ci kaw dem di tux après su ma wàccee damay xeeñ cigarette suñu waa kër dañ may jéppi njëkku te samay nawle laa nekkal samay cousines yoo xam te man ak ñoom ñoo tolloo te ñoom ñëpp kenn du ci tux
man kese la natt boobu dal xaw ma natt la xaw ma tayef la je sais pas je comprends pas parce que man xam naa ni que avec ma personnalité fu mu gis danga may respecté mais sama seule chose boo xamante ne nit dina ma ko waxal c'est pas n'importe où lay tuxee nag mën naa làkkatu mais làkkatu naa ba ñu bett ma si suñu waa kër xam nañ ko te dama leen ko nëbb ba sonn damay obligé su ma wàccee du ma ñibbi damay mujjee di dem foo xamante ne dinaa fa mën a tuxee ba 21h ma soog a ñibbi su ko defee temps di ma xas du ma wàcc nag ba dem ci góor du ma wàcc ba dem ci fenn sama kër copine laay dem toog mu leer ma ne foofu dinaa mën a yéeg ci kaw tux te kooku noonu may dem seeti sax moom elle ne fume pas du tux en plus daf may nekk naan sama yaay bu la mësee bett ci kaw ngay tux lu muy wax ak des trucs du genre mais juste que damay dem foo xamante ne dinaa fa mën a tux aisément ak genre yooyu noonu li ma soxla lenn la rek man je sais pertinemment que rafetul ci jigéen loolu j'en suis convaincu rafetul ci góor sax bay rafet ci jigéen en plus ma tuxee ba pare damay jéppi sama bopp damay naan ci saa si bàyyi naa ko di ma tuxaat damay sevrer sama bopp su ma amaatee envie dox damay naan su ma tuxee bii ma bàyyi su may liggéey avant may liggéey damay yëg ci kaw tux su ma ko damay am problème mu wàcc damay làkkatu bay daw bay santé ki may làkkatu nga ne ma foo nekkoon ci kaw yëngal sa bopp fas sa kanam après nga déwee ma ko ci kër gi ñu may xoolee visage que duñu ma ko wax ma dem ba sonn ma dem ba avoir marre de cette situation jusque dama am envie ma si jàppale réellement koo xamante ne dina tax man ma arrêter toutes ces choses bàyyi tux carrément parce que boobu loolu lépp mooy sama défaut amul beneen vice cigarette rek laa am comme vice su ma ko bàyyee ma vie sera tranquille ça j'en suis convaincu su ma bàyyee cigarette j'aurai plus à craindre de quelque chose juste que dama bëgg ngeen jàppale ma que lu mu gën a gaaw mu gën maa neex parce que bëgg naa toog sama xel bañ ci nekkati bëgg naa toog am fierté wu que tuxuma je suis lucide loolu laa bëgg s'il vous plaît je compte sur vous je dis à cœur ouvert instant yi dama bëgg bàyyi ma bëgg bàyyi essayé naa ko multiples reprises mais ça n'a abouti à rien ku xam nag ku ma lu ma mën a sauver naa ko santé trop. fii fan la yow. benn salle de musculation la. salle d'entraînement la waaw. fii la nekk boor bi fee. Pape Cheikh ay publicité yi. moom yii rek lay publicité. waaw mais yii dafa baax yow kii di dem sa yaram di ko defar yii dafa am solo. kii joxe meew mi comme. meew lay joxe. léegi kii moom dafa war sax di jël ci meew mi di ci naan moom mi tux. ban moom ban problème. non moom tux mu metti la nekkee rek boo xam ne daal doy na waar. nee na daf ko bëgg a bàyyi parce que moom kër bàjjanam la nekk bàjjanam yar na ko fa mu ko war a yare yamale na ko ay doom mais moom doo ngay tux ci famille bi. dem nañ ba famille bi jàpp nañ ko léegi nag cigarette soosu muy tux la bëgg a bàyyi. te xamul nu muy def jéem na ko ba sonn. man de baan bi nga bindee ni kii day tux man maa tiit. day tux ko xam ku nekk ak sa problème xam ku ci nekk ak bul ko xeebal sa problème. am naa sama benn xarit Njaay ku ñuy wax Kara. musul woon a ñëw Dakar xam naa mi ngi déglu xalaas musul ñëw Dakar ñu indi ko Dakar muy liggéey ci benn fast food ñun suñu liggéeyaan ba wàcc ci fast food bi la ñuy dem toog ak Kara waxtaan ni benn gel ñëw fa toog reer ba pare di tux Kara ngi doog a jóge Tuubaa xamul dara ci Ndakaaru gi mu song gel bi mbéj ko. lu tax ngay tox yoo xanaa xamoon ni tox mi nangam man ko Kara lay def man kii day tox yéen xanaa di ngeen a dof wax song ko ngeen porté ko plainte man ko ci kaso bi nga jëm yow toxum jàmbur ci sa yoon. léegi mu ñëw ñu ànd. léegi mu ñëw ma yóbbu ko. nga yóbbu ko fa tux lay bañ. waaw. na ñëw ñu dem. léegi ban. sa ndaw si moom luy problème bàyyi tux daal la bëgg te jéem na ko ba sonn mënu ci dara. ñoo nekk nii en direct. nee na nag nañ ko nit ñi comprendre loolu muy vitam sonn na trop nag. boo jaaxaanee di tuur ndox koy tooyal. sa bopp ngay tooyal jeex na. waaw mais Ndiaye kii dafa am problème. ñëw indi ko pour ñu ñaanal ko wala ñu wax ko conseiller ko na la mën a def ba génn ci problème bi. li nga wax ni du lii mooy lijjanti problème bi. ay conseil la soxla kii. yan conseil. ku ko conseil mu bàyyi tux. laa ilaaha illallaah. lu ma la wax fii keroog jigéen ju def dara ci boppam boo ko ci bëggee dindi bopp bee gën a yomb déggoo lu ma la wax. xale bu jigéen bu dugal dara ci boppam. boo bëggee dindi loolu mu dugal ci boppam teggi bopp bee gën a yomb yóbbu. waa Ndiaye kii solution lay wut. solution ci lan.
pour mu bàyyi tux mi. dañoo am na benn waay bu ne dañ ko yebal ci sëriñ buy tere. waaw bu lay ñaanal nga bàyyi tux. waaw mu dem fa sëriñ bi ñaanal ko. waaw mooy maama nii quoi du sëriñ yi. am ko yu mu ko jox ne ko de ko naan. waa ji nee na may juge foofu di ñibbi sama kër ci yoon wi laa taxawaat taalaat cigarette. waaw. léegi daal. man li ma koy wax daal lu ciy pexe léegi. conseil bi ma koy jox man ban. waaw mooy lii ay effort rek bu la dee laaj day tox 10 waaw kay bu fekkee day tox par jour 10. waaw na ko wàññi 5. volonté la daal. waaw volonté la na ko wàññi 5. na ko wàññi 5. waaw kon ñii semaine bi di ñëw mu wàññi 3. wàññi 3 semaine bee di ñëw mu wàññi 2. très bien mais boole ci fulla ak fayda beneen nag bi ci topp mooy da ngay gis tuxkat yi di ko def. pour juste di wax la ne am tux c'est psychologique. gis nga boo jëlee cigarette nga dagg ko tux ko. nee nañu moog nga tux cigarette ñooyam donc ci xel la. beneen bi ci topp mooy tant que yaa ngi bëgg a bàyyi tux ba pare di jënd cigarette di ko tëye doo ko mës a bàyyi. da nga koy bañ a yor. da nga koy bañ a yor. doo ko soo ko gisul. waaw nga bañ koo gis. moom la ci dimbale. volonté la de. mais am jigéen ñi volonté tux rek sax daa rafetul. rafetul sax di góor am volonté rek. war rafetul sax di góor waaye saa yi nee na ko na ñëw mu yóbbu ko faat. am volonté rek. am na ruq yoo xam soo fa demee day. non non sa waaj ji naan day bañ gis. kara de day xale bu jigéen buy toog moom. kara am na ci place yoo xam ni boo ko fa Jaay. yóbbu mu dem toog dina bàyyi. kara ñëw di liggéey ci restaurant bi am waa ñi muy liggéey ndool ni ko rajo sàngam la ñuy déglu mun leen moom man Ndoye Bane laa déglu thème de la semaine xëccoo bi bari mu jël jaasi ji nga xam ne mi ci li ñuy daggee yàpp bi ñuy lakkee dibi xar rajo bi ci digg bi ñëpp bokk ci yow ku violent rek nga fi wax non yow ku violent nga fi wax. jàpp violent mbéj ko jël na rajo bi xaaj ko. moo tax dañ koo delloo. delloo nañ ko Touba. mu ne fi woon a yàgg. tur bi laa rus mais kon ma ne la nitewul. delloo nañ ko Touba Kara maa ngi koy nuyu bu baax. tur bi laa Njaay nu ma koy def rek. Njaay ban Njaay liiral. yow ban da nga yaakaar yaa ñu moom. liiral rek yow toog ci émission bi Kara ba sa xol sedd nga bëgg fee teg lii dina fi xaj. comme waaw déglu ko mais dina fi xaj. du fi xaj daa déglu rek dina fi xaj. dégg nga aja sëñ bi dama doon génn ak benn waay léegi ba yàlla dugal ma ëmb ma dem expliquer ko léegi ma ko expliquer mu ne ma loolu moom duma la ko mën a permettre parce que ba nag nga dem bul xam bul xam nooy def après man tamit ma am ku ma fexe wut ku ma nekkal sama doomu nijaay léegi bi ma nekkee ak moom noo xam nga jigéen ko fexem rek ma dem jox ko sama bopp ma jigéen ma bomb bi ndax carrément dina xam ne lii ëmb la tey des sa tam ëmb la woon 2 jours 3 jours yoo ma ne ko dama ëmb naa ma ne ko waa mu ne ma amul benn problème di ma jox wax dëgg yàlla may dem hôpital di kii ba ni ma am doom mu fay lal hôpital bi yëpp ordonnance yëpp léegi ngénte ma takk ma bi ma amee doom sax waa delluwaat naa si waa ji woo ko téléphone ko man am naa doom man dama si diggante yàlla mu ne ko waaw mu ne dama yaakaar danga ma doon nax rek waaw léegi nee na moom day jël xale bi te man xaw ma nan laa koy waxee sama jëkkër franchement moom sama jëkkër juru xale bi moom moo ko jur ki ma nekkaloon moo ko jur man nu ma koy waxee laa xamut ne ko juróo kii affaire yooyu noonu moo ma jaaxal. moom moo woon téléphone ma si loo nekk ma ne ko maa ngi si jaam waaye si biir nii sax am naa doom mu ne dama foog ne rek danga may nax ma ne ko loolu moo amoon te doon nañ génn mais dinoo bàyyantewaat à la fin bi nag si laa waxaat ak moom xam nga yaa ma gën a xam rek mais moom dama wax ni ma ba ma tudd dinaa la yóbbu la kii xalaas parce que doom bi yàgg naa ko récupéré ma ne ko man noonu nan naa ko waxee sama jëkkër yi nga xamante ne bii moom ma teral ba takk ma sama sëy mën na see jaare yaa ko kon loolu man nan naa ko problème amul Njaay ndaw si mi ngi ànd ak Ablaye Diop. non non kee de baax. Aliou Ba la doon àndal. ba war na ci lor. ci 15 jours yi. bi mu ko xamee ma dem wax ko Aliou Ba. Aliou Ba ni ko du man rejeté ko. ci saase ndaw si dem seeti benn mbokkam. bu ko daan labat muy bañ mu nangu relation bi siq ak moom la muy siq ak moom. une semaine après mu ni ndaw sa waaj mbokkam boobu damaa ëmb. loolu la ñu woowee système parrainage. voilà mu parrainé ko mbokkam ba. bi mu ko parrainé mais par su nangoon parce que mbokkam la. mu am doom mbokkam bi takk ko. muy soblu nag woo far wam ko njëkkoon a jiin ne ko biir bi ma la jiinoon nga bañ am naa doom. ba sama benn mbokk takk na ma. waa ji ni ko doom ji sama dooma dinaa ko dama koy jël si. wax na dëgg de. wax na dëgg de. ki bañoon. ka bañoon. moo wax nga ni yow kan moo ci am dëgg. non dama ne wax na dëgg ne moo jur doom ji. wax na dëgg waaw. kam ko njëkkoon a jiiñ. waaw non jiiñu ko kay da ko wax. waaw da ko wax mu bañ. waaw
mu dem gaaw xam ni dem utili ko bàyyi. jege ko jiiñ ko waa ji nangu. bi mu ko nangoo puisque ay mbokk lañu mu bàyyi ko ba mu am doom mu ngénte ko takk ko. bi mu ko ngéntee takk ko nag après nag ci la gisanteeg waa ji ni ko am naa doom ndaw si ni ko am naa doom mun ko kon sama doom dag ma koy jox. léegi moom luy problème am. luy problème am mooy ni mu koy waxee jëkkër ji. déedéet parce que nee na moom jëkkër ji déedéet. waaw ci lu dem gendarmerie wala police. def ko na wax leen la li xew. ni leen doom ji doomi jàmm. déedéet da leen di expliquer affaire bi. waaw expliquer leen waaj parce que waa ji perturber sëyam la bëgg. waaw. ah waaw. na dem gendarmerie wala police. ñoom dinañ ko lijjanti. waaw niñ koy. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew. mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëggee am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor. man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu sport culture politique société lépp lu soxal dundu doomu aadama mi ngi ci application Sénégal 7. man Ndoye Bane chaîne YouTube Sénégal 7 ci laay seetaan ay vidéo yu am solo di ci seetaan sport di ci seetaan tamit ay faits divers yoo xam ne day xew ci réew mi ak bitim réew. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.